très rapidement di nuyu professeur di nuyu Pa Assane di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. Pa Assane yow tamit nag yaa ngi wane sama nim de. mais bu ne yaa ngi leen di polyvalent loo nga jël économiste yóbbu ko culture mu toj fa. mais est-ce que dégg nga merci à toi aussi. dégg naa wolof bi dama ne. Binta wax non Binta waxatal nga ne ndax bi lan. ma ne béy xamul la ca déeg ba. Bonaat mooy xam la ca déeg ba Pa Assane parce que moom mooy nuur ba ca ban ba. macha allah ndeysaan. macha allah mooy nekk. parce que dafa am ku mel ni Adama Sow ak yeneen kilifa yu naan. acca wolof bi na bir. ndax neex na kii gis nga. mu ngi liggéey. mi ngi liggéey bu mucc ayib. ñu ngi liggéey. justement. parce que wolof bi ñu jàng ni mooy indépendance. ñu jàng ko du yomb nag. parce que on est en 2020 c'est pas facile. ñun heure bu ñu waxee dugal ci tubaab. mais di ci yokk par bis comme ni muy def nii baax na trop. am na solo waaye yow itam mat ngaa jaajëfal. yaa ngi defar gune yi. benn ci man benn ci ñun ñëpp. suba su ne rek yaa ngi coaché yow itam gàcce nga laama. ndaxte nag nit bu la tàllalee làmp ba mbir mi fël la da nga koy gërëm nag. jërëjëf sekk ndaanaan. jërëjëf sama ndaanaan. yàlla na yàlla sàmm am na ku ma ne kan mooy sa vitamine ak sa café ba Assane man Assane ñu muy yee ñi koy xaar ci biir kër yow bëri lii moo tax ma ne café la ndaxte bu ñëwee rek il ramène que des sujets à débat l'actualité du pays fait polémique justement kon sénégalais seen biir kër dañuy yeew ku naan café ku naanul café sax day yeew bokk ci waxtaan bi lii waral ma ne mooy suñu café ñun ñëpp kon nag Pa Assane dalal ak jàmm ci naka noonu boo dikkee rek dañuy jëli suñu actualité du jour ci lañ lay dalal bu ko defee nga faram fàcceel ñu ko. Alors Papa Assane Seck, le fils du khalife général des Mourides dénonce et avertit. Qu'entends-tu par là? ah. nee na la. Asma. naam. kilifa bi de wax na fii de maam Thierno Mbacke Koso ñuy wax ne fils khalife général des Mourides. Serigne Mountakha sunu papa bi dafa wax dans la presse tey ñu ngi koy gis ci revue de presse bi. journal Les Échos ak Vox Populi muy araftu ci wàllu 3e mandat bi. di wax daal mbir mi dafa mel ni ci àdduna bi en tout cas au niveau africain surtout ouest africain parce que dëgg moom kenn dëgg xam nga est-ce que xam nga dëgg kenn mënu ko kii. genre comme nga jël pinceau nga ne bon xaaral ma wàññi fii wala mënu ne. moom la rek c'est cru. kenn mënu ko peinture. sunu kilifa bi dafa ne. te alhamdulilah bi sunu kilifa diine yi bokkee ci waxtaan bi. lu tax ñuy séparer naan bon ñii waa diine bi la ñii waa temporel bi benn la président de la république du jullit la du day dem di julli. waaw. ne bokkul ci diine gi mu ngi ci diine bi non. sëriñ bi dafay julli mu ngi ci diine bi ñoo ko bokk. kon lii doxal société bi ni ko sunu yonent Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon waxee yonent yàlla Isaa doon ko wax yonent yàlla Moussa doon ko wax. 124 000 prophètes yëpp nekkoon ci même logique bi waaye ñu war a mën a xam ne lépp benn la donc kilifa diine bii nga xamante ni dafa nekk suñu professeur maanaam kilifa diine bi bu ñu ko waxee mooy ki lay jàngal sa diine kooku professeur la professeur bii di maam Thierno Mbacke Koso Biraye di doom ci xalif général Serigne Mountakha dañuy wax ne dafa ne 3e mandat bi nga xamante ni mu ngi lëmbee Afrique ni nga xamante ni population malienne yi def nañ ko noonu la ko population yu àdduna bi yëpp surtout nag Guinée ak Sénégal ak ñeneen war a defee noonu lañ ko war a déggee loolu avertissement la loolu araftu la loolu dénkaane la maanaam kilifa yi nga xamante ni yéen a nekk ci nguur yi fexe leen ngeen respecter seen constitution yi IBK lan la Alpha Condé lan la Ouattara lan la Mahamad Issoufou lan la ak keneen ak keneen ku ci nar a jël këyit yi walbati ko naka sulu noonu pour soi-disant amaat possibilité toogaat population yi jóg rek léegi nag coup d'état bi am Mali maa ngi dégg Mohamed Sank wax ko coup d'état bi population yi dañ cee kontaan coup d'état danaan am nit ñi bañ même mais ñan ngeen dégg ñu bañ coup d'état Mali bi soi-disant bëgguñu sax wax xam nga lu ñuy wax mutin yi la ñuy wax nuance la boo ngeen xoolee les médias occidentaux surtout ci wàllu information ñi gën a wax ci mbir mi boo liiree la presse anglaise nga lire la presse française da ngay gis ne que dañ ñoo tënk la presse française dafa am ay support yoo xamante ni France 24 RFI CNews
CNews kan la du mooy Canal Plus. waaw Canal Plus kan la du Vincent Bolloré. waaw Vincent Bolloré kan la du Bolloré moo ŋànk pooru Bénin ak pooru Côte d'Ivoire ak pooru Sénégal ak pooru keneen ak keneen. loolu mooy seen information ñoom ñu daal di bind les mutins daal di bind Macron nee na nañ delloo le pouvoir au civil daal di bind. parce que ñoom bu koo xamante ni dafa ŋànk nguur gi doonee benn soldat bu gëm dëkkam bu am patriotisme bu bëgg affaire yi baax bu nar a jàkkaarloo ak ñoom non dañ naan nañ delloo nguur gi civil yi civil yooyu nga xamante ni après mun nañ leen manipuler mun nañ leen téye mun nañ leen tiital. parce que soldat amul tiitukaay boo fàttali ko Dadis Camara. même bu dee fexeel nañ ko après ak ñu mel ni moom dañuy dem rek à fond te ñoom bëgguñu loolu bëgguñu ko leen défi dañu bëgg kuy d'accord bu ñu toogee tey ñu ne ñu kat Emmanuel Macron woo na Issoufou bu Niger Mahamad woo na Macky Sall ñu après ñu ne ñu kat tey président Macky Sall war na dem Mali xëy na dafay dem jëli IBK on dit rien xëy na dafay dem waxtaan mais ban waxtaan. am na loo xamante ni c'est interne même bu dee CEDEAO dafay intervenir gis nga ñoom tëj nañ seeni frontières ñoom maliens yi. frontières yooyu nga xam ne tëj nañ ko tey parce que dafay mel ni dañuy bëgg a wan ñeneen ñi ne leen quoi qu'on puisse dire nous sommes chez nous. Et il faut l'accepter ainsi. par conséquent troisième mandat moom segam suñu kilifa diine bi moom dem ba ci wax ni mën nañ am yaakaar xasma. que fii ci Sénégal kilifa yi fi nekk. dinañu waxtaan seen biir waxtaan ak ñi fi nekk et puis certainement le président Macky Sall. dina refuser kenn ak ku mënti doon fii ak fële. nga dugal ko ci loo xam ne du yoon. effectivement dina ko bañ. Covid-19 le docteur Corinne Tchania désigne l'échec total du gouvernement. exactement waaw dafa wax ak sunu mbokk Sud Quotidien yi docteur boobu di urgentiste généraliste xamal nu ne plateau sanitaire bi fii au niveau sénégalais dafa sooke ba nga xamante ni yow amuloo sax loo fajee koo xamante ni dafa lakk au 3e degré. quand même yow amuloo sax plateau boo xamante ni permettre na la nga faj say njaboot. moom li mu dénoncé mooy nan nga mën a tollee foofu ak fi corona bi toll ak situation bi ak li nga xamante ni test yi nga xamante ni dafa duñ ko pour asymptomatique yi ak li nga xamante ni maanaam léegi nit yi nga xamante ni ñu ngi nekk seen kër yi amee feebar bi ak ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci foo xamante ni kenn xamu leen te mu dénoncé ne la réalité. li nga xamante ni ministère de la santé moom la ñuy wax moom dafa wax ni romb na lool. ok ëpp na lool am na ñuy dee ci kër yi te xamuñu leen gisuñu leen bokkuñu ci li ñuy comptabiliser da nga wax bi. waaw est-ce que alors am na ñuy dee ci seen biir kër. dafa dem ba te kenn gisu leen wala kenn déggu leen kenn xamul lan moo leen rey maanaam dem na ba dénoncé ni léegi feebar bi installé wu na fépp. nee na ci bureau yeeg ci administration beeg. ci supermarché yeeg fépp moom noonu la ko jàngatee léegi lan nga siy dégg da nga siy dégg ni kon dafay mel ni dañuy dellu ci li suñu xalif ba Serigne Babacar Sy Mansour doon wax ci jamono bu yàggul fan yee ñu génn na nguur gi wax sénégalais yi dëgg bi dégg nga wax bi kon tey toll nañ foo xamante ni am na lu lëndëm suñu bopp lu leeru loo xamante ni am na ñenn ñu nekk ci biir secteur bi ñu koy dénoncer léegi nag da leen war a bàyyi xel d'accord dañ leen war a déglu d'accord ku si nekk nga jël sa matukaay mais on se rend compte que on est en face d'une situation qu'on ne contrôle plus que l'État du Sénégal ne semble plus contrôler après ñoom nag ils auront toujours la réponse bu ñuy jox tous les jours on aura Covid chaque jour ñu koy génneel 10 heures ñu jox ñu déclaration bi xam naa léegi du tardé bu ñu ko joxee après mu nekk benn léegi c'est devenu sax benn façade rek ñu koy déglu rek ku ne dem sachant aussi que yeneen feebar yu bëree ñu ngay rey te yooyu yëpp plateau bi permettre ñu saafaral ko donc lan mooy pexe léegi xasma bi pexe mooy def le minimum moom docteur Corinne Tchania boobu dafa dem ba ne defoon par exemple possibilité wu ut benn fenn fu ñuy fajee nit ñi nga xamante ñoo nekk ci 3e âge bi mu nekk lu rapide moo gënoon idéal moo gënoon idoine que par exemple ñuy xëy rek ne ci corona bi nii te amuñ ci presque solution maanaam on laisse les gens comme ça amul lu bees lu leen servir donc nguuru Sénégal encore une fois de plus la ñuy joxoñ tuuma ne léegi question de priorité bi docteur bi dénoncé
mooy seen problème après ils nous donneront une réponse est-ce que ñu ngi ci ou pas malheureusement xasma yàlla ils n'y sont pas du tout ils ont tout faux. donc maanaam tey coronavirus bërëtu coronavirus daf leen yóbbu te ñeneen feebar yi dafa mel ni dañ ko xaw fàtte ndaxte mesures yi ci war a ànd pour toppatoo ñooñu le amu ci. prévoiruñu ko moom le professeur Thiania daal di dénoncé dem na sax ba ne nan ngay nekk ci situation bu mel ni au lieu ñu nekkoon ci priorité bi dans le domaine sanitaire et autres. On s'est retrouvé à parler de terre de voilà. Donc ñi nekk ci biir secteur bi sax léegi am nañu leen metti bay dénoncer foofu et xamal yi lan lay nuru. benn genre lâcher prise. kon lâcher prise mi ngi tàmbalee ci ñoom. kon nag docteur Corinne Thiania lii ay kàddoom la constat am la itam kon bu dee nguur gi ñoom ñoo ngi ci. ñu wax ñu xam. bu ko defee ndax ñun ñi ay suñu ay maam suñu ay pap yi nga xamante ni dañu nekk ay nit yu âgé aussi ay yeneen feebar yi fi nekk itam te mu urgent war nañoo mën a édifier par rapport à loolu ñun itam ñu xam. Alors sécurité publique on parlera le port a confirmé les 3050 tonnes. Et le ministère de l'environnement ne voudrait pas de déplacement vers Diamniadio. Exact loolu lañ ñu wax tey ñu xëyee port bi leeral na xam la ne effectivement loolu am na mu ngi fi wante wax nañ borom entrepôt ba ñuy wax ne malien la mu gàddu ay bagaasam dem nu mu gën a gaawee mais xasma y a un problème. Quel problème. malien yi dañoo tëj seen frontière. te nga wax. kon léegi journal L'Observateur su ko bindul woon démb. port du wax kenn du leen dégg ñun dañuy toog rek dañuy xëy rek bëri nañ bum mar day tàlli yàlla ñu ci yàlla musal yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nañu yàlla musal yàlla na yàlla sàmm Sénégal ba yooyu yëpp duñ ko dund liñ ciy ragal wante am na leen lu si positif maanaam ñu wax nguur dara am na c'est l'une des rares fois bu nguur gi weddiwul bu génn confirmer li ñu wax l'une des rares parce que lu ci bëri dañuy nekk ci défensive daal di lànk dëgër jéem a expliquer non demeewul noonu attention wante ni ko journal bi génne démb dafa leer trop. ba préciser le chiffre. waaw léegi xasma. naam. am na sax démb ku ma xaw a laaj ñuy waxtaan mu ne ma booy yàlla na yàlla def loolu ñu jële ko fi si jàmm ak salaam mu dem. amiin yaa rabbi. mu ne ma bu leen fi sax xalaat mu ne ma loolu xajul fii mar day taali donc na gars yi def tout ba mu dem gaaw xam nga bu la waxee loolu. sa fit dafay dem te Dakar dafa xat. dafa xat bu baax Dakar lu du jekk na ci day mais lu ndaw la. dara atanuñ ko. donc tey nguur bi wax na ministère de l'environnement ñu ngi wax ne bëggul ñu yóbbu affaire bi Diamniadio parce que dañ doon xalaat dañ koy déplacer foofu loolu dañu bëgg mu génn Sénégal wante xasma mënagul génn Sénégal si jamono bi parce que ñële tëj nañ seeni frontière léegi nan la ñuy def ak ñoom xanaa ne leen kat lii yéen a ko moom dafa war a dugg si seen dëkk yéen ay xool fu ngeen koy def Mali nag rëy na Mali toll na ni at Mali si 3-4 fois le Sénégal. ëpp na ko sax donc lu ne mën nañ ko fa denc ci jamono ca Colombo professeur. su dee amul nga leeral ma tubaab bi ba ñu fàqee 39-45. Hitler utal leen moo tax Afrique yàgg naa dimbali. waaw wuy ma. waaw ba leen Hitler utee. ok lii lañ namoon waaye ñu bàyyi Hitler utee. ok wala fu libu bi foo ne. ba leen Hitler utee. waaw ok. gars yi dañoo fëx. luy fëx. daw bëreet. wuy ma. gàddu seen li ñu amoon ci or yi dañoo gis nga nag yàlla may na leen lenn. ñoom dañoo mës a ñaw. loolu rek yeneen tubaab yëpp loolu rek dañuy ñaw xam lu ñu def gàddu seen or tàllal côte yi. jubal si fii. làq diggante Sénégal ak Mali. waaw. am na. kon seen or la ñu indi fii. denc ko ñoom ñoo ko indi. est-ce que du loolu moo tax ñu teg non xaalis boobu. or boobu. moom la ñu indi fii. léegi nag boo lu tax ñu indi ko fii. parce que ñoom xam nañ ni fii am na or xam nañ ni fii am na lu fi ne. xam nañ ni fii mbir la ñoom dañoo comprendre laataa ñeneen ñi mais compréhension boobu ñu am ñoom bi ñu ñëwee ñun ndeysaan ñun dañoo yàgg baax Afrique. ñu dencal leen làqal leen. ak ñoo mën a suturaal nit. suturaal leen ba seen affaire baax ñu dem defaraat seen bopp. defaraat seen dëkk ba guerre ba jeexee. gisoo ni ñu tabaxaatee bu gaaw. waaw jëlaat seen yëf te pourtant ñun bu ñu neexoon ci jamono boobu. ñu bañ ñu lànk. bu ñu meloon ni ñoom. dañuy tërënk affaire yi rek jàkkaarloo ñoom. moo tax parce que boobu ils étaient en faiblesse mais bi ñu leen bàyyee ñu jëlaat seen yëf tey
ñu teeraat ba fii tey léegi nag ñoom jàpp nañ ni loolu ñu doon dundee ak ñun moom la ñu continuer dundee ak ñun ba tey. ah déedéet mënatul nekk nitrate bii. nañ ko yóbbu mais cas de force majeure le danger pour un pays appartenant à un autre pays on ouvre les frontières. waaw loolu nguur moo koy def. loolu nguur a koy dogal. dañuy jël décision boobu xool nu muy décider parce que wax nañu président Macky Sall wax na ci et tout en conseil des ministres nguur mooy fexe nu ñuy taxawee si loolu lijjanti ko président Macky Sall nag ñu wax benn affaire xasma. waaw. day kaa ñaanal yàlla suñu borom. yàlla na yàlla sàmm. day kaa ñaanal yàlla xam nga xasma nit dong lay doon. kenn matul président Macky Sall lu ñu fi toog reproché ko président am na ay qualité professeur. xam nga yan qualité la xasma mooy capacité de xàmme léegi nag ki nga xamante ne am na capacité xàmme da nga kaa wan baa ko wanee mu gis ba gisee u xàmme ba xàmmee daal di xam fu mu toog sa mbokk li booyee ngi réagir sax dégg nga wax bi donc li si nekk mooy nanu ko ñaanal borom bi yàlla mooy yiir yàlla sunu borom mooy defar nañ ñaan yàlla mu roof ko capacité de résistance vis-à-vis de seytaan bi. muy seytaan bi. xaw ma ko. alaxam. dégg nga wax bi maanaam président bi nañ ko ñaanal yàlla ba yàlla yiir ko ba mu am capacité de dire non ki nga xamante ni minute bu ne mën ne ci noppi rek bu waxee mën na ko déedéet yàlla na ko yàlla roof loolu ba pare roof ko fit bi. roof ko yàlla mooy yàlla day jékki-jékki ne la cag xoolal rek nga kii ñu naan waaw vraiment parce que li ko si dese même bu doon benn fan président bi mën na fi def loo xamante ni ñun ñëpp dañuy àndandoo taxaw ci mbedd mi di ko tàccu. waaw yàlla na yàlla roof ko loolu ba problème yii ñu am ni yëpp ay nit